dañoo ñëw fii après da nga leen di laaj ñu expliqué dama jàkkaarloog jinne bi mu ngi yolo si ma ne leen jinne baa ngi fii yàggu rek mu daal léegi laajal yow la nam nga ok laajal yaa expliqué li nga jot a expliqué fii dégg naa ñoom jour tam xarit ñëw nañ fii sax expliqué li waaw ngeen expliqué loolu dafa leer après ñu joxlante jinne bi daanaan la Sénégal loo kenn mënu ma ci maa ngi ëpp doole ñoom ñëpp waaye yow tamit yaa ma ëpp doole waaw mbokk yi kon yéen a ngi ñuy suivre ci TMS TV dégg ngeen jinne bi mooy wax noonu jouru tam xarit sax ñëw na fi jouru tam xarit nga xam ne liggéeyam doon seetlu xalif général des jinne waaye fekkuñu ko fi boobu Alaaji Thierno Moule Sow di xalif général ma nga woon ci beneen waar ba ne ci liggéey bi ci cere yeeg yooyu kon Kara defe naa ni damay avancé nga jëlal ma kii mu àndal na nga def soxna si tur bi ak sant bi ak fu ngeen jóge Jeena Baba fu ngeen jóge Mor la yow la kan c'est qui yow la kan man na El Capito saytaane man mos naa fi jàpp El Capito saytaane de mos naa fi jàpp yow la ci ban El Capito saytaane ban maa ngi dëkk Morola Morola ñii Morola lañ dëkk ma yaakaar ne Morola ay séeréer rek ñoo fay dëkk même ay pël ngi foofu est-ce que pël yi ëpp ñu ah macha allah dama yaakaaroon ay séeréer rek ñoo dëkk Morola am na ay pël macha allah léegi nag nee na moom mooy El Capito saytaane man mus naa jàpp benn jinne bu tudd El Capito saytaane loolu defe naa ne tur boobu mus naa jàpp jinne bu mel noonu léegi nag noo def ak jinne boobu ma jàppoon El Capito saytaane boobu bokkuma ak moom dara ah bokk ak moom dara man kenn laa yow kenn nga man musuma bëgg keneen musuma jàpp keneen aha xale bi waaw ma bu muy soog a dugg école waaw nekk CI waaw musul redoubler musu redoubler classe yi comme kuy daw comme kuy daw bu mu yeggee CM1 waaw classe boobu moo jege ak sama kër classe boobu moo jege ak sa kër moo jege ak sama kër yow fan nga dëkk ci foofu maa ngi dëkk ci biir Dakar boobu ci biir Dakar bi ci biir Dakar bi aha maa ngi jege ak classe bi yaa ngi jege ak classe bi moom bu musaana dem école ci palanteer boobu lay toog bu ko defee yow nga jàkkaarloog moom moom daa musa ñëw waaw for benn soccu Dakar aha man mi maa ko moomoon CM ba waaw ak seen école waaw moo fa dàkkoon kii kii moo fa dàkkoon waaw moo fa ginoon taaru waaw moo fa ginoon jullite waaw dugg na ci école ba ba génn foofu kenn musul gis pepp karawam lu tax waaye xale boobu bu mu yegg see CM1 waaw musul redoubler xam nga waaw bu mu yegg see CM1 redoubler na ñetti at kan moo def defaat na ko kan moo tax mu redoubler man mii yow El Capito saytaane man mii lu tax xale bi redoubler ñetti at lan la xale bi dama ko bëgg danga koo bëgg xale bi bëñ laa ko jàppee woon bëñ noo ko jàppee bëñ bi waaw fekk ñoo ngi ci weeru koor waaw moom yaay ma ngi yëngal bopp de day dem jàng 8 heures 11 heures dañuy génn récréation te moom kese mooy génn naan day ñibbi pour wuti garab pour mu naan
ma tere ko dem. nga tere ko dem. mu toog ci diggu yoon bi. kenn du fa nekk. moom kese nekk foofu di jooy. te man mii maa koy teree dem kër ga. pour mu jël si ay garaba pour mu naan. fekk moo ngi woor. aha mbokk yi gis ngeen El Capito Seytaane nee na. te moom. waaw. man mii maa tayalloo yaramam. yow yaa tayalloo yaramam. su jógee pour liggéey. waaw. man mii maa ko koy tere. yaa ko koy tere. maa ko koy tere. instant bi moo ngi jàng wala jàngul. jàngul. jàngatul. jàngul. lu tax nga ko koy tere. moom nit. lu tax nga ko koy tere. nitu wërsëg la. nitu wërsëg la. nitu wërsëg la mais yaayam xolam day tàng ba mu ne ko yàlla nga jur doom ba mu lay fay lii. lu tax yaayam di ko wax loolu. parce que li mu liggéeyul la te man mi maa ko koy tere. te su gisee ay rakkam. xol bi day commencé jóg. moom ñaata at la am ni nu mu tuutee nii xam naa ne melul ni tollul ni. moom am na 17 ans. 17 ans la am. am na 17 ans. yow mi El Capito Seytaane ñaata at nga am. man. waaw. maak moom ñooy moroom. kon yow doo mag. man du ma mag. kon kii. ni mu dëgëree bopp nekk xale. waaw. noonu laa dëgëree bopp mais xam naa ni yow mi yaa ma gën a dëgër bopp. mbokk yi gis ngeen El Capito Seytaane. yow. waaw. lu tax li nga wax ni. loo nga ne ñoom dëgër bopp bi moom loo ci jublu. moom dëgërul woon bopp mësul siggi xool nit. dafa yaru woon. dafa yaru woon. dafa taar woon dafa rafetoon dafa jullite woon. waaw. dafa jullite woon. dafa jullite woon. musul wax musul manque de respect. kenn. musul moom musul bëri wax. musul bëri wax duggee ci moom ba léegi dafa bëri wax. dafa bëri wax. dafa bëri wax musul siggi xool nit. moom su mettee dama koy mettiloo dara nga xamante ne papam dina koy jël yóbbu ko hôpital. fayal ko mais dara du ko metti man mii maa koy def. mbokk yi gis ngeen jinne dalay teg métit pour ñu yóbbu la hôpital pour yàq sa xaalis. médecin bi xool du gis dara. toujours nga wax ko. man mii waaw maa koy solloo ay tubay. musul sol tubay. dégg nga ko nee na musul sol tubay. même suñ doon kii seen waa classe suñ doon dem sport. waaw moom du sol tubay du nangoo ne day ne dëndam mooy metti te musul sol tubay. léegi nag yow yaa ko solloo tubay. man waaw. dama tubbi. da ngaa tuub nekk chrétien. yow. waaw jullit nga woon. jullit laa woon. yow jinne bi moom 3 heures du matin la doon jóg. yow jinne bi. waaw. mais yow walla kaana nga de moom nee na moom jinne bi jullit la woon mu tuub nekk chrétien. astafurlah auzu billahi mina shaytaan rajim lan moo la xiir ci loolu ak lislaam nu mu neexee nu mu fooree lan moo la xiir nga dem dugg ci beneen diine bu dul diine lislaam waaw lan la. xale bi. waaw. 3 heures du matin la doon jóg. 3 heures du matin la daan jóg. jël téereem. dina jàng xaaju kaamir ba. xale bi. xale bi. dina jàng xaaju kaamir ba. est-ce que. 5 heures jot. mu jóg njàpp ba set. fekk njëkk naa jàpp ba jël téereem jàng. te jàppam boobu tojul. waaye dina jógaat jëm njàppi ñëw julli. te xale bi 17 ans la am. te 17 ans la am. macha allah mu dem après su jullee ba pare mu jëlaat téereem ba heure ndekki jot su heure ndekki jotee. mu dem arab ba jàng fa. te moom fekk bàyyiloon naa ko école ba moom. mbokk yi gis ngeen ñiy jàng alxuraan sax jinne yi dañ leen di sonal. bàyyiloon naa ko. bàyyiloo nga ko école. école. léegi yow El Capito Seytaane ban melukaan nga am yow noo mel ban couleur nga yor pour nit ñi seetaan ñu xam. man yow ban couleur nga yor. couleur bu ñuul. ah couleur bu noir. ban jëmm nga yor. man comme jaan la. comme jaan. comme jaan la. ah. waaw jaan jëmm jaan nga yor. léegi nag seen waa kër ñoom musuñu xam xale bi am na jinne n'est-ce pas
keroog ba ñu tuddee foofu Thierno Moule Sow ci la ñu doog a xam ne kii am na jinne. ci laa xam ni. waaw mu leer parce que moom. dig ma faj su may neex dig ma faj su may naqari dig ma faj. macha allah dégg ngeen loolu. sa yaayam nee na seen waa kër musuñu xam ne kii am na jinne fu ñu ko yóbbu après nga dem laaj yaayam. waaye tamit xale bi. waaw. avant may dugg ci moom. waaw. cat laa fekkoon ci moom. làmmiñ cat tooke la. cat laa fekkoon ci moom. cat dana la topp ba sa bàmmeel cat baaxul. cat. waaw mbokk yi laa fekkoon ci moom cat boobu dañ kaa war a faj. cat baaxul. cat boobu xam nga lan moo waral loolu. waaw. ni mu rafetee woon. mais léegi xale bi rafetewul daal. léegi yàq nga ko rafetul. dégg ngeen. xale bi maa ko yàq. ndax xam naa ko. su ma ko yàqul woon. fekk waxatuñu waxam. dégg ngeen jinne dalay fekk nga taaru dalay fekk nga rafet. mu dugg la manipuler la yàq sa taar wàññi sa taar. dégg ngeen mu ne xale bi dafa rafetoon. kon dèjà xale bi melul woon nii. yàq na lu bari ci moom mbokk yi gis ngeen jinne dafa doy waar. waaye gis ngeen TMS TV macha allah mooy leeral lépp lu nëbbu. léegi man problème bi lan la. ñoom mosuñu xam ne am na jinne ba ñu ko tuddalee Thierno Moule Sow la ñu xam ne seen kër jinne ngi foofu. n'est-ce pas soxna si bari na fa. léegi nag. waaye ñoom dañ koy bëgg. waaw jàpp. mais man mii damay xeex ak ñoom ñen toujours. damay xeex ak ñoom pour ñu bañ a jàpp xale bi man kese maa ko mës a jàpp te xale bi dama ko doon. porté dafa am yeneen jinne yu koy bëgg a dugg jàpp ko. waaw nga xeex ak jinne yooyu. jinne yooyu ñoo ngi ci CM boobu noonu. CM bi dafa bëri ay jinne. jinne yooyu jàpp naa xale yu bari. ci te xale yooyu dañoo foog ne wér nañu. kenn wéru ci. kenn wéru ci. mais ñoom xam nañ ne jinne jàpp na leen wala xamuñu ko. xam nañ ko. xam nañ ko. xam nañ ko. léegi laajal yaayam yaayu xale bi instant bi jinne moo doon wax mbokk yi. kon ngeen ñuy siiw. waaw. xam naa ne yow dangay tuubal nit. waaw. bu tuubee. tuubal nit tuubal jinne. waaw bu tuubee. waaw. na ngeen ko jëndal yére jullikaay. waaw loxo yi fii lay toll. waaw. ba mu yegg si. mbokk yi El Capito seytaane mooy joxe conseil. na muuru. na muuru. karawam bu mu mus a feeñ. nay muuru. waxtu nag du ko bàyyi. macha allah kii de demagul fenn. te suba su waaye demee nit kër yàlla ga. la. ay timis heure bu muy sangu chaque jour xam naa ko. waaw. heure boobu. su añee ba pare ci lay sangu. waaw. na sangu farata. gis nga nee na xale bi ba sax puy sangu. war xam naa na ko sangu ñaari farata. war na sangu ko woon fekk man tubbi naa. dégg ngeen mbokk yi jinne bi sax xam na xale bi heure bu muy sangu. mbokk yi fekk man waaw. tubbi naa na sangu farata. sangu set. sangu set ñaari yoon. ñaari yoon. dégg ngeen loolu. ngeen waxoo ko. te xale bi géej naa julli kay. kan moo ko teree ci biiru julli koor gi. waaw la gëj a julli. la géej a julli man ni maa ko tere. est-ce que bàkkaar yooyu noonu yàlla du la ko baal de bàkkaar yooyu dafa rëy de yaa ko teree julli. xam naa ko man xam nga lu tax ma tubbi. ñi doon xeex ak moom. ñan ñoo doon xeex ak moom. xale bi chaque jour saa yu duggee ci biir néeg bi mooy moom kese. dina dugg ba ci biir salle de bain boobu. dina jooy ba xolam sedd. mu génn raxas kanamam mel ni mu meloon. kenn du xam di kafak nit ñi kenn du xam. mettitu xol bi mu yore. man kese maa ko xam. mbokk yi gis ngeen morala lañ xale bi da doon jooy xale bi day jooy ba toog ci biir nit ñi. yaa am keroog toogoon naa ci kanamam may jooy. kan moo doon jooy xale bi wala yu jinne bi. xale bi moo doon jooy waaye laaj na ko xam nga ni man sax duma wax. lu tax muy jooy. lu tax muy jooy mettitu xol xale bi ni mu meloon. dafa jeex wow. xale bi man damay jékki-jékki gonfale ko. ëf mel ko ni manku bi ñu ëf. El Capito saytaane. waaw léegi demal ci yaayu xale bi ak kiwu xale mu expliqué jinne mbokk yi jinne doon wax. waaw kon mbokk yi ngeen ñuy suivre rek ci TMS TV. waaw yére bi noonu ngeen gis li jinne bi doon wax léegi kon soxna si ñu ngi lay nuyu di la dalal ci TMS TV di la laaj tur bi ak sant bi ak fan ngeen jóge. maa ngi leen di fay ñoo ngi jógee Morla.
maa ngi tudd Dieynaba Ba. dégg nga li mu wax léegi lan nga ñu ci mën a wax. li mu wax yëpp di yenoon maana li mu wax yëpp dégg la waaw ndax keroo ñun yàgg nañu dégg Thierno mii. Thierno Moule Sow. waaw waaye rek xam nga rek lu yàlla dogalagul. kon mosu leen ñëw fii. déedéet mosuñ ñëw fii. nan ngeen def ba ñëw fii ak ba xam Thierno Moule Sow. keroog daal daa am sama benn xarit boo xam ne maa ngi toog ak moom muy xool YouTube bi léegi nag mu ne ma Dieynaba xoolal kii Thierno Moule Sow bi ma lay wax nga yóbbu foofu sa doom bi affaire boobu suur boobu damaa xool ba jaaruma si añ dama xool depuis 1h ba 4h mun na ma jeexal moom téléphone am fay léegi nag ci laa wax papam kii nañ ko jéem a yóbbu ci ki ma gis tey kii de doy na ma sekk mu ne ma kon su tamxarit bi paasee ñu yóbbu ko foofu su londi jotee ñu yóbbu ko foofu kii nag day faral soo koy bëggee yóbbu fenn day xaar ba nga jóg mu ne la man dew ma fenn doo ci mun dara léegi nag suur boobu suur tamxarit bi togg naa reer ba pare ma nekk Faatu man de dama bëgg londi nañu ànd Thierno bi may dégg mu ne ma waxuma dara. may ko tuuti mu wax. ma musaana yóbbu. après nga continuer. kooku maa koy mën. fuñ ma musaan yóbbu pour faj ma. waaw. kooku maa koy mën xoolal kooku day mujjee feebar bàyyi. yaay ji wax na ma loolu. kooku day mujjee feebar bàyyi. loolu kii wax na ma ko sa yóbbu pour ñu faj la. fu ñu mës a yóbbu xale bu jigéen bi pour faj ko jinne bi day feebarloo ko ba mu bàyyi n'est-ce pas loolu ngeen ma wax léegi. jinne bi confirmé na loolu. waaye tamit. ma ne li mu wax loolu garaaw na. waaye tamit sëñ bi. maa ngi lay ñaan su dee mun ngaa faj cat. nga faj ko. cat kay moo gën a yomb ci ñun. xale bi naa génn ci moom de waaye neexuma de waaye na ngeen ko faj cat. cat kay moo gën a maa ko yomb fekk ci moom. cat kay loolu moo gën a yomb ñu faj. parce que ku musaan dugg seen kër. muy góor. dina wax xale bi nopp naa ko. amul jaaykat amul dëkkandoo. waaw cat tooke la. cat fa musa tooke la dugg. cat dana Cat topp baaxul. nit ba bàmmeel. ku fa cat musa dana la dugg. topp ba sa biir dina ko bàmmeel. wax. cat baaxul. cat dana fekk garab bu taxaw. même jigéen. su ñu ko koy rombee catu sax garab bi dina di ko dee xoolaat. di wow di dee ba garab bi wow koŋ cat baaxul. même Allah bonni jigéen cat. même jigéen su ko rombee sax dina ko xoolaat. dina ko xoolaa macha allah léegi dégg ngeen jinne bi lu mu wax lu am solo la léegi macha allah ñu ñëw. dawal laaj Demal tuuti continuer foofu. Kara laaj yaayam ba léegi ci ngeen ñu suivre ci TMS TV xam nga li ma bëggoon laaj la mooy avant ngeen di ñëw fii daan ngeen dem ci yeneen ay sëriñ. bari na dem nañ ci man woññi naa leen benn mu ñaar fukki nit ma leen di woññi. loolu bëri na de bari na de ñaar fukki nit woññi naa ko ma fay yóbbu kii ci ay sëriñ. ay sëriñ waaye damay bu ngeen demee rek jinne bi day tiital sëriñ bi ba mu feebar. de soo ko yóbbu nii soo la jaaxal comme ta tey daanu wu méttam xëy soo ma ko yóbbu day mel ni ku tane soo ma demee foofu ba foofu kooku day seet mu naan seytaan ba yàgg mu naan dëmm ba yàgg lu ne lay wax waaye soo ko joxee garab day mel ni kuy tane mu joxaat ko rendi suñ dikkaate foofu day mel ni man de dama xawoon si biiru sax. mooy nee nga ma dem ngeen ci lu mot ñaar fukki sëriñ te fu ngeen dem dépenser fa xaalis ba pare li ci gën a doy waar mooy fu ngeen dem jinne bi day feebarloo sëriñ bi. keroog moo ci mujjee kooku mu ngi dëkk Kees kooku ba ma njëkk a yóbbu ko foofu ci avant feebar bi nekk ci Sénégal instant yi ci la coronavirus. waaw corona bi ma ko yóbbee foofu ñaari fan moo ci tegu mu ne man de bi nga ñëwee fii ba tey dama feebar dama sojoon après ma dem jëliwaat garab mu ne man de bi ma fajas doom bi keroog gént bu doy waar laa gént dama gént may rey jaan bu ngande waaye jaan bi ma rey de am naa yaakaar ndax rey naa ko jaan bu ñuul kukk ci laa jóge moom mu mel ni ku tane waaye waaju tabaski bi mu sonnaat bi ma demaate foofu nag laa xam ne bi mu waxee rek laa xam ne kii mënatul faj xale bi keroog tamit affaire bi sonalaat ko ñu yóbbuwaat ko foofu après après tabaski bi
ma joxaat ko ay garab bi tey mu ngi kër ga sax jeexagul kii soo ko waxee sangu garab bi ak rek moo ko yemale wala fii nax léeru Kara kii mi ngi doon wax lu am solo ci école bi yow yaa ngi doon wax école bi xaaral yaa ngi doon wax école bi yow daan nga fa jànge am na lu mu wax ci école bi. la muy expliqué nii jamono yooyu man mii bàyyi maa doon jàng ci école ba ci lycée ba waaw parce que jamono yooyu maa ngi doon def 4e jamono yi ñuy gor kii boobu noonu. Dakar voilà jamono yi ñu koy gor fekk man maa ngi 4e te fekk moom mi bu nekkee CI ci la yem boobu la affaire tasaaroo dugg ci. waaw léegi bi ñu ko goree. ba après bi ñu ko goree nag mu tasaaroo ci école bi ñii di daanu affaire bi doon lu rëy quoi. mais école ba léegi mi ngi am ay garabu Dakar. si ba léegi mu ngi am te xale yaa ngi daanu ba léegi comme ni nga ko waxee sànq nee na xale yi ñu ngi daanu ba léegi ñu ngi wala nit dina gëj a daanu mu yaakaar ne moom wér na te fekk wérut fekk jinne yaa ngi ci biir ci moom quoi. te kilifa yi dëkk foofu jéemuñ ci jël benn matuwaay. non dégguma ci dara nit vraiment dégguma ci dara. mais est-ce que xam nga jinne lu garaaw la. non man kay maa ngi koy doog a gëm nii. jinne moo tas àdduna. wallaahi mën naa koo wax de. lii moom parce que imaginel koo nekkal di tooñante ak moom nga xam niveau waxam quoi mu dem ba mu génnee yenn wax yi ci gémmiñam même wax ju set sax mënu ko woon bu demee ba mu génnee lii je me dis que lu am la waaw je me dis que moom lu am la lii moom lu am la. ci l'islam sax am na sóoratul jinne. voilà très bien. suratul jinne boobu bi mu koy soog commencé daaneel rakkam yëpp dañuy jàng arab ba moom mi ba mag kii papam bu ndaw bi mu ñu àndal Modou Sow kooku da koy taril aaya boobu waaye suy demee ba suratul jinne bi waaw suy demee ba yegg suratul jinne bi jinne boobu su ko tuddee rek dangay gis kii ni muy tëbee boobu ndax laa wóoluwul ndax affaire bi waaye foo yóbbu rek ñu wala bu te sa xel bi doo xam looy foo jëm waaye xale bi li mu wax yëpp dëgg la ndax moom affaire bi mu koy soog a dugg dafa bañoon école bi mu ne day continuer arabe bi xoolal 3 heures lay jóg day dem génn ci néeg bi dem njàpp ñëwaat tëjaat néeg bi jël kaamir alquran bi di jàng ba ay 5 heures mu demaat njàppiwaat man damay wax ba sonn man tëddal ba set mu demaat jëlaat kaamir bi di julli ba pare jëlaat kaamir bi di jàng affaire dafa jàng ba mel ni kuy waaj a dof waaye ren ci koor bi jékki-jékki rocceeku ci jàng bi ak julli bi ba mu set bécc demay wax ba sonn mu bañ julli bi bañ koor bi li mu wax yépp moom dëgg la mu ngi woon ni ma ko waxee nii noonu la nekkee jaramam noonu la ko doon defee te mënul liggéey dara ndax te doon te dara tayal bi mu wax nii am na de mbokk yi kon ngeen ñu sol tubéy musu ko foyee chaque jour léegi day xeex maamam di xultu mu naan lu tax ngay sol tubéy su sàngoo fa léegi moom day sol tubéy lay sol te daanul woon sol tubéy waaw musu lan nga yaakaar ni moo waral loolu man kay feebar man moo xam naa ne feebar bi moo ko ci dugal waaye xam feebar bi ban façon feebar la ndax daggana yaramam moom cicatrice baa ngi ni si feebar bi kay comme ñëw nga fii war nga xam ban façon feebar la soog a gëm ne lii moo nekkoon ci moom waaye mosuma ko xam ndax mu ngi nii moom mos na toog ci néeg bi mooy jàng ba yàgg rek mu yuuxu ndek moom jël na paaka bi dagg boppam bi mu daggee boppam mu yuuxu ñun ñëpp ñu dow ñëw mu ne ma am na ku dugg fii be dagg na sama loxo bi dem na papa yi ku ne di fipp mu naan la ku ne di wër ñooy wër ci gannaaw kër gi ñu wër gisuñu kenn gisuñu tànk gisuñu dara yara ay loxo baa ngi sotteeku deret ma xëy suba teel may defar néeg bi rek ma yëkkati rek benn siwo rek ma gis paaka bi fi mu ko dugal bi mu daggee boppam ba pare beneen bi daf fekk sondel bi ñu taal ko ba ñu tekk fi ma jël ko dugal ko ci biir mbubb bi beneen bi dafa daanu bu metti ñu koy jàpp ba fi mu mel ni ku nelaw ba yàgg rek mu jóg bi mu jóge paaka bi tuuti mu dëbb ko ci biiram bi lu ne def na ko daanu bu gën a metti su yuuxu woon fii tey koñ bi yëpp dañuy génn te musul nangoo wax musuñu ko yóbbu fenn ba mu wax musul wax tey la mos a wax ak keroog ba ma waxee dinaa xëy yóbbu la fee ci lay soog wax li mu répété ci kër sëriñ bi
keroog la commencé répété ba mu tudd tur bi man mënuma ko jàpp turu quartier bi mu tudd nii ci la commencé wax ne man maa ko koy def loo man maa koy solloo tubéy man maa koy tere julli man maa koy tere nii de li mu wax ne moom day métti dara lu ne su métti woon tey beñ wekkil nañ ko beñ daaw hôpital day métti dara dangay jox garab lu ne nga yóbbu hôpital affaire bi mel ne luy yokkeeku te minute bu ne na la ko métti papa ji jël ko yóbbu ko hôpital feyal ko suy gis réegal sax danga ko yóbbu hôpital billaahi suy gis réegal sax danga ko yóbbu hôpital bopp bi su métti woon tey balaa ngay am jàmm danga ko yóbbu hôpital la ko métti day ëpp loxo la ko métti day ëpp loxo de du toog fukki fan dara métti wu ko man ndax am naa fi yaakaar yàlla nan bu sama yaakaar tas nga yaakaar du fi tas ndax defe naa ne li ngeen fi dégg mosoo leen ko dégg fenn. kon mbokk yi waaw yéen a ñu suivre toujours ci la TMS TV defe naa ni li soxna si wax Kara defe naa ni leer na nañ ba mel ni midi kon nga gis ni jinne nekk na lu garaaw a garaaw a garaaw a garaaw lu yéeme rawatina nag Morolan ci CM ba defe naa ni foofu kilifa yi bu ñu jógee ci lii war nañ ci jóg parce que jinne moom jinne nekk na lu garaaw a garaaw te li ma gën a jàpp ci kàddoom mbokk yi gis ngeen fan yi Sénégal bëri na ñoo xam ni dañuy rey seen bopp ñii di rey seen i soxna ñii di rey seen i doom am na loo xam ni xew na fan yi ca Tivaouane gis ngeen mbiru douanier bi gis ngeen mbiru policier bi gis ngeen démb rek ca booru Ziguinchor enseignant boobu ñuy wax directeur d'école te sant Mané moom it ñu ne dafa rey boppam kon ngeen gis ni jinne garaaw na ginnaaw bi nga expliqué que nii dem na bay jël paaka ba nga rey boppam di xotti yaramam muy dagg kon jinne lu garaaw a garaaw la kon mbokk yi dañuy delloo kàddu gi le khalife général le maréchal le médecine traditionnelle international the king of the king mu continuer liggéey bi wala balaa boobu rek dañuy jox Saliou Samb mu li mu wax cat tamit loolu tamit bëgg naa sëriñ bi dimbali ma ci lu baax a baax ndax li mu wax ni ku dugg kër ga day wax ni man di kii na ngeen ma ko may leen ma ko wala ngeen may ma ko ñaari ku dugg kër ga amul jaaykat amul kër te moom sax amul sax waxaale nag góor lay bañ a gis daa mel ne affaire bi góor la ko bañ loo soo ñëwoon tey ngay kafax moom de lay wàcc ci néeg bi dem waaye ku dugg foo day wax ne man xale bi laa bëgg bu njëkk moom avant mooy feebar boobu daawul woon sax génn su demee jàngi ñëw dugg ci néeg kenn du ko gis du siggi xool nit waaye léegi su commencé wax man damay araftu soo déggee mooy tontante ak ay papam da ngay wax ne kii du Faata mi ma xamoon kii du moom affaire bi de ko sol ko ñàkk kersa te musul siggi xool nit cat bi mu wax moom tamit am na ci moom merci. jërëjëf dégg nañ kàddu yi kon Saliou ma jébbal la micro bi nga commenté ko un peu. Merci à vous, chers internautes, chers téléspectateurs. Merci de votre fidélité. Nous venons aujourd'hui encore vous présenter une autre situation. Il s'agit d'une situation assez particulière parce qu'il s'agit d'une demoiselle accompagnée par sa maman. Cette demoiselle est possédée par un esprit, par un djinn qui la suit depuis donc le CM parce qu'elle était donc une élève qui travaillait correctement à l'école et qui avait de très bonnes notes. Maintenant, quand elle était au niveau du CM, donc au niveau de sa classe qui était près d'un arbre de tamarin, donc l'esprit qui était dans cet arbre l'a suivi et est en train tout simplement de la faire des choses incroyables. Donc l'esprit qui vient de révéler même qu'il était musulman, mais qu'il s'est reconverti donc vers le christianisme et qu'il est en train d'empêcher à la fille de prier parce que la fille était en train toujours de prier vers 3 heures du matin. Elle se levait pour prier, mais là l'esprit l'empêche de prier tout simplement. L'esprit la pousse même du moins, l'esprit la pousse à vouloir se tuer. Donc l'esprit la pousse à prendre un couteau, à vouloir se mettre des coups de couteau dans le ventre ou bien sur le corps, tout simplement pour se tuer. Donc sa maman vient de témoigner toutes les choses que l'esprit vient de révéler. Donc c'est une fille assez belle, qui était très belle, mais qui a été transformée par l'esprit. Et chaque fois qu'une personne entre dans la maison, que ça soit un homme, donc cet homme tombe amoureux d'elle parce qu'elle est souvent tout simplement appréciée par tous les hommes. Maintenant, l'esprit qui a le même âge qu'elle, parce qu'elle
elle est âgée de 17 ans. L'esprit aussi dit qu'il est âgé de 17 ans et qu'il l'a suivi depuis le CM et qu'il l'aime et qu'il ne veut pas tout simplement la perdre. Mais l'esprit quand même a avoué qu'il va sortir tout simplement de la demoiselle, mais demande au marabout Thierno Moulé Sow, the King of the King, le khalife général des djinns, de tout simplement l'aider donc envers toutes les paroles, tous les propos qui sont souvent sur elle, et tout simplement que sa maman puisse acheter donc un boubou et donc un foulard pour tout simplement lui remettre ça et comment dirais-je l'inciter à continuer à prier, parce que c'est une belle demoiselle qui est vraiment donc une belle croyante, une très bonne croyante qui récite le Coran donc chaque fois donc qu'elle en a l'occasion et qui prie chaque jour, parce que vraiment elle ne veut pas tout simplement ne pas prier donc les 5 prières de la journée. Donc c'est une très bonne musulmane, mais qui a été tout simplement transformée par l'esprit, qui s'est reconverti au christianisme et qui l'empêche de prier actuellement. Donc c'est ça. Alors, so ladies and gents, dear followers of TMS TV, you can see this very lady who is just brought by her mother, and then the friend, I mean the brother of her father. This very lady is just possessed by a spirit. The spirit was living in a tamarind tree in the college where she was learning, and then this lady, you can see the spirit was saying that she is a very good student. She was having very good marks, very good marks, being the first student of her classroom, but this spirit is just following her and then preventing her to continue her studies. Right now she's no longer studying, she's just going to the Quranic school, and then right now she was praying every time, getting up even at 3 a.m. praying every time, and then reading the Quranic book. But these days she's no longer doing it because of the spirit, because the spirit was a Muslim. His name is El Capito Shaitan, and then this spirit is just preventing her from praying, because this spirit is becoming a Christian, and then he is preventing her from praying and doing whatever he was doing. But her mother witnessed that everything that the spirit said is just true, because this lady was being so correct, praying every time, but right now she's even wearing trousers and then saying every kind of bad things to her father or to her mother because of this spirit transforming her every time. And her mother even said that this very lady was even taking knives, trying to kill herself, trying to make the knife on her hand or in her body because of this very spirit. So you see then this very situation, but the Marabout Thierno Moulé Sow is here, so ready then to talk to them and try to see how to heal her, because her mother even witnessed that this lady has never been able to talk. Whenever she went to a Marabout, she was not saying anything, but today on this very house, in the house of Thierno Moulé Sow, the spirit is talking and saying everything that he has been doing to her. And then even the spirit said that whenever the girl went to a Marabout, the Marabout was being afraid and being ill and then not being able to heal her. But today is the very day in front of the Marabout, Thierno Moulé Sow, the king of the king, the marshal, everything is being clear and the spirit is saying everything. So I will let him the floor and let him continue with his healing session and try to see what will happen after. So stay with us on TMS TV and see what will happen. jërëjëf Saliou, ñu bàyyi nag le khalife général des djinns Alaaji Thierno Moulé Sow mu nekk ci liggéey bi war a jàkkaarloog Guinée bi ginnaaw bi nga xamee ni yaayam wax na, ku góor ki ñu accompagner aussi wax na, moom aussi également wax na, ñu defee ay révélation yu am solo. ngeen gis ni Guinée nekk na lu doy waar, kon sëñ bi ñu ngi lay jox sa wàccuwaay di la jox kàddu gi. jërëjëf macha allah Moustapha Fall, jërëjëf Saliou Samb, macha allah. léegi dégg ngeen lu fi Guinée bi wax, dégg ngeen aussi yaayu xale bu jigéen bi lu mu wax, dégg ngeen tamit papa xale bu jigéen bi maanaam rakku papam lu mu expliqué, dégg nga Guinée bi lu mu wax. nee na fépp fu ñu musaan yóbbu xale bi day feebarloo sëriñ boobu noonu, fépp fu ñu ko musaan yóbbu da koy feebarloo macha allah. waaye nag nee na macha allah, nee na man daanaan laa,
waaw nee na moom daanaan la waaye man daanaan la macha allah léegi nag El Capito Seytaane léegi xale bi moom salal la maanaam yow salal la. xale bi du sama dara. xale bi dama koy protéger rek. da nga koy protéger xale bi da nga kaa gis ci école ba mu neex la nga bëgg ko après nga koy protéger. waaw. ok loo ko yàqal lan nga yàqal xale bi déjà yaa yàq njàngam ah. waaw parce que su ma yàqul woon njàngam. xam naa ne kenn waxutul waxam ndax gis naa ne. ñee dañ kaa bëggoon. mooy ñaan yeneen jinne yi. ñee. waaw. ñoo ko bëggoon. léegi yow yaa yàq njàngam. xale bi chaque jour. damay yendoog protéger parce que xam naa su demee ci àll ba su ma ko jàppee foofu ñee dañ koy bëgg kii def loolu bon li nga xamante ni da koy gaañ xam nga. man maa tax ñooñu su nekkul woon man fekk rey nañ ko bu yàgg. parce que ñoom mosuñoo jàpp ku mel ni moom. mosuñu jàpp ku mel ni xale bi. ku mel ni xale bi ndaxte CM boobu ku fa mës a dem. amul xale bu jigéen amul xale bu góor ñoom ñëpp. doo leen xàmmee ndax tuboy mees xeesal émaay lépp dinañ ko def seen bopp yi. xale bi kenn melu nu. xale bi daal dafa simple. xale bi daal bëggul yëfu jigéen ni ñuy def ay maquillage ay meesu ay xeesal ay sol tubay musu kaa fowee. xale bi musu ko bëgg. xale bi musu kaa bëgg mais ñee ñoo bëgg lu bon. mais yow déjà nee nga xale bi daawul sol tubay. yow yaa ko commencé sollo tubay. waaw lu tax loolu. ndaxte man dama tubbi nekk chrétien su ma nekkul woon chrétien du baax ci moom. mais lu tax nga nekk chrétien lii histoire lay wax nii xale bi moo tax nga nekk chrétien. xale bi moo taxit ma nekk chrétien. mais lu tax xale bi tax nga nekk chrétien. ndaxte xale bi. waaw. xale bi daa nar a amal seen waajur ngir. waaw xale bi daa musa am wërsëg. waaw. xale bi. ñee lu bon kese lañu bëgguñu ma julli ñoom suñ ma fekkoon may julli sax dinañ fexe ba ñu dagg sama julli. mooy yeneen jinne yi. moo tax ma nekk chrétien mais après damay tuubaat. ma ngay tuubaat nekk jullit lu ñuy tuubalee xam naa lépp. xam nga lépp. xam naa nu ñuy tuubalee. mbokk yi dégg ngeen loolu leer na léegi nag macha allah léegi yow après dañuy fexe génne la ci xale bi nga may ko jàmm n'est-ce pas. xale bi xam naa ne yow dinaa génn ci moom de. waaw. waaye ñee tamit bu ma sañoon. comme ñoom ñii xam nañu seen mbokk yi su dee kenn sax xam nañ ko. ñu andi ko fii ñu faje ko par benn. loolu laa bëggoon. dégg nga xale bi su fi jógee. su mën a nekk demain wala après demain. nañ ko jëndal. mu muuru yëre jullikaay. yëre yooyu di am kol. waaw ñu jëndal ko xale bi. waaw. macha allah mbokk yi jinne bi kon macha allah la ñu wàcc daanu wàcc daanoo ci gën a gaaw jinne bi dèjà macha allah tëna ñëpp waaye ba mu ñëwee kër xalif général des jinne macha allah amul moom mettiwul daanaka xam na ne le king of the king le roi médecine traditionnelle loolu la yàlla dogal macha allah jinne bu ma jàkkaarloo nga wàcc ñu fas yéene la tuubal la dugal la ci lislaam loolu mooy suñu mission macha allah dégg ngeen nee na amul benn problème moom pare na pour génn xale bi waaye bu ñu ko génnee ci xale bi nañu fexe utal xale bi yére nañ ko fexe utal ko yére yi jot mooy jigéen ñi muuru ak yooyu loolu amul problème loolu seen waa kër nañ ko utal macha allah mbokk yi li leer na defe naa ne jinne bi moom méttiwul parfois nag jinne ñëw ñu yëngal parfois jinne ñëw bañ ñu defal ko bagage kii nag moom méttiwul waaw boo méttiwul rek ñun duñu métti
macha allah boo ñëwee seddal ñu seddal boo ñëwee nag wane feneen ñu wane feneen. fii lay tàngee fii lay seddee. waaw kër gi nag fii day tàng jër waaye nag fii lay seddee tamit day tàng jër waaye fii day sedd tamit fii lay tàngee fii lay seddee macha allah kon nag mbokk yi gis ngeen jinne bi lu mu wax xale bu jigéen bi macha allah am na wërsëg am na avenir waaye gis nga macha allah ku ko gis bëgg ko ku ñëw seen kër wax làmmiñ baaxul ca tooke la. gis nga jinne bi dugg na ko yàqal na ko jàngam nee na bu yàqaloon jàngam xale bi du demee nii parce que dina am ay jafe-jafe kon nag macha allah ñu waxtaan ak njabootam waxtaan ak yaayam parents yi ñu xool nan la ñuy def pour mun a génnee xale bi mun a génnee jinne bi tuubal ko jinne bi des fi xale bi dem ñibbi am jàmm parce que kat bu jinne bi génnul xale bi du mun a am jàmm parce que nag vraiment war na mën a xàppi war na mën a firi mën a jaamu yàlla may ko mu mën a am borom kër mën a sëy dimbali ay waajuram mais nag bu nekkee ne jinne bi moo ngi ak moom rek dana ko indil ay jafe-jafe kon nag macha allah ñu waxtaan ak waajuram yi rek ñu xool ni ñuy génnelee jinne bi ni ñuy tuubalee jinne bi macha allah dugal ko ci lislaam mbokk yi ñoom nag ñoo ngi jóge fële ca Morola dégg xam ngeen Morola ak fii dafa sori ay kilomètres la macha allah foofu la ñu jógee kon nag ñoo ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon nag jinne bi dèjà moom El Capito seytaane nangu na tuub nangu na nekk taalibe ndax jinne yi macha allah ay ndaanaan lañu bu ñu xamee ne vraiment yaa leen féete kaw dañuy apprécier kon nag di sant yàlla bu baax di julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam macha allah. gis nga instant bi mënul taxaw bu baax sax parce que 2 jours lekkul depuis jour lay kii tamxarit bi su guddi ci la lekk ci guddi. xëy démb lekkul tey lekkul gis nga xale bi instant bi mënul taxaw léegi nag waxtaan na ak waajuram yi ba ñu pare ñu ne macha allah ñoo ngi dellu bu ñu dellu ñu lijjanti ñëw pour ñu mun ko faj mun a génnee jinne bi parce que xam nga aussi affaire faj yi day laaj ay sarax léegi nag macha allah ñoo ngi dem léegi nag jinne bi El Capito léegi bàyyil xale bi jigéen bi mu lekk yaa ngi dégg su ko defee yaa ngi dem yaa ngi ñëw waaw. dégg ngeen mbokk yi léegi nag macha allah ñaari fan lekkul léegi nag gis nga wax naa ne jinne bi na bàyyi mu lekk est-ce que di nga bàyyi mu lekk ah di nga bu demee léegi dina lekk normal ñaari fan yi lan moo tax lekkul kan moo ko teree lekk waaye dina lekk. dina lekk. su génne fi dina lekk. léegi bàyyi ko mu lekk nga bàyyi ko mu naan après yéen a ngi dem Morola yéen a ngi ñëwaat incha allah kon mun ngeen dem. waaw bàyyi ko mu lekk dem leen. jërëjëf jërë ngeen jëf merci waaw jaaraam merci jërëjëf merci waaw. kon suñu mbokku internet yi suñu mbokku téléspectateurs yu TMS TV xam ngeen li fi xew léegi te wane que ni rek yàlla mooy maye te Alaaji Thierno Moule Sow li ko yàlla may moom rek la ko may ci ko suuf dégg ngeen jinne bi li mu fi wax léegi dégg ngeen yaayu xale bi li mu wax ci liñ ci gën a jàpp mooy yóbbu na ko ci lu mot 20 sëriñ ñàkk nañ ci xaalis bu baree bari te li ci gën a yéeme mooy sëriñ bu ñu dem rek jinne bi day feebarloo sëriñ boobu ba mu sonn waaye bi ñu ñëwee fii defe naa ni xale bi am na tan te lépp leer na ngeen gis ni tudd nañ ba tudd CM bi nekk ca Morolan am na ay Dakar am na ay jinne élèves yi fay jàngee tout le temps dañuy daanu te li waral loolu lépp mooy am na garabu Dakar boo xam ni fa la nekkoon ñu daal di koy gor kon ñaari fan a ngi nii ñett
lekkul ba commencé loof waaye ngeen gis ni léegi sëñ bi am na lu mu wax ak jinne bi pour mu bàyyi xale bi bu demee mu mën a lekk kon defe naa ni li fi xew tey yéeme na te li fi xew tey dafa ànd ak baatin kon defe naa ni Alaaji Thierno Moule Sow defati na mëninam damay wax ni toujours fii lay tàngee waaye fii lay seddee ngeen ñuy suivre nag en direct sur la TMS TV à 1 heure passée presque d'une dizaine de minutes ñu nekk fii ci kër xalif général des jinne di Alaaji Thierno Moule Sow kon Saliou defe naa ni dégg nga mbir mi leer na. Merci à vous, Moustapha Fall. Chers internautes, chers téléspectateurs, si vous venez de nous prendre en cours, il est exactement 1 heure passée de 18 minutes et nous sommes toujours ici chez le Khalif général des djinns, le maréchal The King of the King, Thierno Moule Sow. Vous avez vu ce que la demoiselle qui est possédée par un djinn et ce que le djinn El Capito Shaitan a pu révéler. Donc un djinn qui la suit depuis longtemps, depuis le CM. Donc parce que quand elle travaillait au niveau de sa classe, il y avait un arbre, un tamarin, là où le djinn habitait. Et ce djinn l'a suivi donc depuis longtemps. Et partout où elles vont ensemble avec sa maman, elle n'arrive pas tout simplement à la soigner parce que chaque fois qu'elles essayent d'aller voir un marabout, le marabout tombe malade et n'arrive pas à soigner donc tout simplement la demoiselle parce que c'est le djinn qui faisait ça, qui faisait peur donc au marabout. Mais aujourd'hui, quand elles sont venues ici, je dirais même quand ils sont venus ici parce qu'elles sont aussi accompagnées par le frère donc du papa de la jeune fille, quand ils sont venus ici, donc le djinn a pu révéler beaucoup de choses devant le maréchal, le Khalif général des djinns, Thierno Moule Sow. Donc le djinn qui a même empêché à la fille tout simplement de manger durant 2 jours, donc jusqu'à ce que la fille soit assez faible, mais le maréchal Thierno Moule Sow qui a pu trouver un terrain d'entente avec la famille parce que la famille va tout simplement retourner au Mont-Roland pour revenir avec donc la somme demandée parce qu'il faut aussi pour soigner des personnes, ces genres de personnes donc possédées par des djinns, il faut des sacrifices. C'est pourquoi maintenant la famille va repartir au Mont-Roland pour revenir d'ici quelques jours. Maintenant le maréchal Thierno Moule Sow a demandé à El Capito Shaitan, l'esprit qui est en train de posséder la demoiselle, de la laisser tranquille pour que la fille puisse manger, pour que la demoiselle puisse manger tranquillement. Donc ils sont partis et ils vont revenir d'ici quelques jours, Inshallah. So ladies and gents, dear followers of TMS TV, you have seen what has happened here. You see that this very lady who is just accompanied by her mother and the brother of her father, you know, is possessed by a jinn whose name is El Capito Shaitan. This very jinn was possessing her since she was, you know, learning in the college in a just tree, you know, named Tamarin. And then this very jinn was preventing her from praying, from doing every kind of good things. And then you can see that the mother even witnessed that whenever they go to a marabout, this marabout is being ill because the jinn who is possessing this very lady is frightening her and then threatening her and then just, you know, preventing this marabout to heal this very person. But today when they came here, the spirit, the very jinn whose name is El Capito Shaitan, said everything before the marabout, Thierno Moule Sow, the king of the king, the marshal, who is so powerful, who is the best one, the best, you know, healer as far as the jinns are concerned. So you see then what has happened. So the family went back to Mont-Roland because they have to go and find some money, because when you have to heal this kind of person, you must do some sacrifices. That's why they went back, you know, but they are coming in some days so as to bring the money that the marshal just asked them for the sacrifices. So they will come in some days. But what you have to understand is that El Capito Shaitan was just preventing the lady from, you know, eating for some like 2 days, but the marshal, the king of the king, Thierno Moule Sow, asked this very jinn, this very spirit, to let her eat nicely, and the spirit agrees to do so, then you will see that this very lady will be eating nicely. And in some days, inshallah, God willing, they will come back so as to give the money, the sacrifice they have to do to the marshal, the king of the king, Thierno Moule Sow. And then this very, you know, marabout, Thierno Moule Sow, will be healing this lady and she will be, you know, living nicely. So thanks a lot. Thanks for following us and keep on following us. Thanks for your faithfulness. In some days, you're going to see what will happen after, as far as this very story is concerned. So thanks a lot and see you next.